seen teew saa ñoom man duma fi nekk donc maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu à part nag sama jëkkër moom mi nga xamante ne tout le temps il est là à me soutenir di may jàppale pour ma dem en avant maa ngi nuyu ñëpp tout le monde parce que ku lim jum samay proche ñëpp sama famille daal waaw mais damay bëri loxo à part ki nga xam ne mooy sama jëkkër ah waxati na dëgg nit moom buy liggéey buy def dara surtout maa jigéen day laaj ko koy dooleel te ku ko xam-xam na ne madame ñaat sëñ bi dooleel na ko bu baax a baax moo waral lii liggéey bu rëy bii mu liggéey sumb ko te di ci doxal ni mu ci mën a doxal waaw madame ñaat dañ lay laaj yow liggéey bii ni mu mel ni mu jafee ci jamono ji ñu toll nii boo koy liggéey ku jóg ne madame ñaat multi création damay gis œuvre nice yi ngay defar di ko ñëw di ko ñëwal askan wi dama création yi laa bëgg a laaj nu fa demee noonu ak lu wundu multi création loolu nag moom ba ma ci laaj damay sawar a tontu parce que ku ne xam ne mami styliste bi da ko judduwaale donc je peux dire que c'est une passion pour moi depuis toute petite mais yàgg bëgg métier bi nag vraiment et je me rappelle très bien ba may am 7 ans 8 ans loolu je crois que ni ñu dëkk Waagu Ñaay HLM ñoo ma mën a témoigner ci loolu dama daan dajale xale yëpp temps yooyu samay morom on avait 7 ans 8 ans donc di leen dajale di def ay défilé de mode di dessiner classe dama doon toog bu ñu wàccee 15 heures fa laay toog ba 19 heures nekk di créer di créer ba 20 heures fa laay toog mujj gi je me rappelais très bien que sama yaay moo daan ñëw sax di ma jël si ndax tellement que passion la donc àdduna pour métier booy def na nekk passion ci yow donc pour man détermination passion ak amour ci li ngay def su ma nee détermination maanaam gëm-gëm donc boo ko amee ci li ngay def rek ak bëgg-bëgg bi pour man da ngay dem fa sori waaw noonu ko waxee loolu daal la ñëwee nànk-nànk waaw nu mu ko waxee noonu la gëm-gëm ak détermination te noonu boo gisee si jëmmam sax boo xoolee xam nga ne kii dafa yàgg a liggéey ci wàllu wii nii te xam naa ne lii nga gis nii sax mbetteel gi ko bett moo tax mu demee nii waaye xam naa bu ko teeloon wax teel ko préparé xëy na dina gën a wunte na gën a neexee nii léegi Mamy Diop dañu la bëggoon a laaj création yi bu ci nekk yow yaay toog créer sa bopp wala da ngay jël comme ñenn ñi ni ñuy def di jëlee feneen di indi fii wala da ngay dessin sa bopp wala dara damaa gis affaire yi bu ci nekk maam dafa tarkala daal macha allah maam inspiration la wala lu donc bu nekk ci yow la wala jaaxal nañu daal. bon comme ni nga ko gisee rek man awma lii fa dama utiliser ay modèle aussi jàmbur. waaw man ku ma xam ne mami designer la. boo nee designer. da ngay xam ne wàllum dessin la. donc man dama def formation boobu noonu. man damay dessiner ku xam mami xam ne mami ci dessin nga ko xamee. 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans. yooyu ci dessin dama doon xeex tout le temps dama doon jël samay bout de papier di dessiner en fait je peux dire que ne sama métier bi bettul kenn donc ñi ma xam en fait ñu xam mami samay dëkkandoo ay HLM Waagu Ñaay je peux dire que ne Kër Mbaye Fall peut-être yàgg nañ fi mais comme ay Waagu Ñaay de nga xamante ne voilà temps yooyu j'avais 8 ans 7 ans 9 ans ñoom xam nañ ne sama stylisme bi donc bettu leen ndax sama dessin yi ma daan def di dajale koñ bi di def ay défilé de mode judduwaale la je peux dire que don la passion la parce que boo xoolee suñu famille sama côté yaay ñoom dañuy ñëw la plupart des femmes dañuy ay atelier de couture la ñuy yore ñoom dañuy ñëw voilà noonu la ma dikkee ma nekk sama première année université daal di ubbi sama boutique non foire j'étais boobu maa ngi nekk sama première année université ci laa njëkk a ubbi boutique di ko cumuler ak études yi bu ma demee jàng ba midi ma dem ubbi sama boutique non foire voilà. waaw ma bëgg daal la passion la. lii neexate na lii rafete na moom lañ ca bëggoon am nañ ko jotee bu ñuy wax multi création dafa nekk loo xam ne lu rëy la multi création lu rëy la ci waxin waaye jëf dina ko waxee noonu la ko jëfee boo gisee lii bu ci nekk. présentation bi dafa jaar yoon waaye multi création Mamy Diop madame ñaar sax laay wax xam naa madame ñaar moom mooy dàq mooy neex waaye madame ñaar man bëgg naa lool ci madame ñaar moo bel nii madame ñaar dëkk bi ni mu demee nii
ak feebar bi ak mbas bi yéen seen i programme ak xew-xew yi ku xam Sénégal xam ne ñii ci réception yi ñii ci ngénte yi ñii ci xew yi te yow da ngay ëpp di solo ñi nga xam ne dañuy def ay programme ay mariage ak yooyu noonu te ak Covid bi ni mu ñëwee du leen yàq dara seen liggéey. bon je peux dire que ne Covid bi moom affecté na liggéey yëpp. waaw ku ko xam ne ku xam Covid bi xam ne impacté na ci négativement ci wàllum liggéey yëpp. donc clients yi peut-être ni ñu doon ñëwee dinañ wàññeeku. parce que dañuy ragal. donc jaxasoo beeg ñu bëri dañ koy moytu. voilà léegi nag ñun duñ bëgg di tëj tout le temps parce que loolu baaxul. baaxul ci ñun. baaxul ci économie Sénégal. baaxul ci activité boo mënee gis mbas mi arrangé wu leen. voilà donc de ce fait dañuy jël ay suñuy matuwaay. client bi bu ñëwee utiliser gel de main bi voilà dañuy jéem a liggéey tout en respectant ordre yi nga xamante ne président de la république moom la teg voilà nga xam ne feebar bi ñu kii daal. waaw foofu laa waxee sax ma ne comme yéen seen i programme seen i ñi nga xam ne da ngeen leen soxla di ñëw ngeen leen ñawal ngeen leen di jël ñoom di leen defal ay mode maam du leen yàqal dara temps bi ngeen di toog ngeen war na xaar ñu ñëw ci yéen wala yéen ngeen war a dem ci ñoom du leen yàqal dara ak programme yi ngeen ko doon gérer bu njëkk ak léegi nii du am loo xam ne day gérer si yéen di leen dagg ci dara ak Covid bi nii. waaw am na tamit loo xamante ne Covid bi def na ko c'est-à-dire que client yi li ñu doon commandé day wàññeeku parce que ñoom déjà seen activité day wàcc. parce que ñu bëri seen liggéey wàññeeku na. da ngay gis entreprise yoo xamante ne ba Covid bu ñëwee dañuy arrêté seen employé yi parce que xëy na moyens yu ñu daan am pour fay seen employé yi moyens yooyu amatuñ ko. ñu bëri dañuy ñàkk seen liggéey léegi de ce fait boo ci amee yenn clients yi dootu ñu commandé seen commande parce que xaalis bi ñu doon dugal lañ dul gisati. voilà dootuñu amati parce que booy commandé day fekk sa poche 10. voilà léegi nag de ce fait bon ñu ngi suturlu ñu ngi jéem a améliorer suñu métier. ci yeneen système pour que mu jéem a jàll daal donc dañ naan alhamdulilah macha allah di ñaan yàlla affaire yi gën a jëm kanam gën a yokk parce que koo gis ku ne rek kuy yëngu ci wàllum activité loolu day ñaan yàlla yokk jëm ca kanam waaw ñuy trouver yeneen système yoo xamante ne dinañ jéem a doxal suñu activité. ah madame ñaa ngi nii kontaan nañ ci moom te ni mu waxee nii ku ko xam-xam ne li muy waxee noonu lay defee waaw mooy madame ñaa di liggéey bu rafet bi ku ko xam yow macha allah foo toog ak looy def dañ ciy ànd ak passion ak dëggu ak pasif ba tax na tey ñu sawar a jël suñu lépp ñëw ak yow kontaan nañ ci loolu. di la wax ne boo ñu bëggoon présenter say œuvre say modèle yi nga exposé maam ban nga ci ñuy présenté ak yan ñëw exposé pour askan pour Sénégal kat bëgg nañoo xam ndax Mindy Création mi ngi toj jamono nag sama gars yi Mindy Création Mamy Diop mi ngi toj jamono boo ko xamee boo ko xamul léegi nag nit ñi dañoo bëgg a xam ku bëgg a ñëw ci Mindy Création ku bëgg a ñëw ci Mamy Diop contact bi nan lay demee. waa ku bëgg ñëw si Mindy Création mën nga jël numéro Cheikh parce que moom il est le gérant Cheikh mi ngi nii donc moom mooy gérer lépp li nga xamante ne actuellement mooy wàllum boutique bi ndax man xëy na damay def yeneen activité mais ku bëgg a ñëw ci Mindy waa ñuy pour ñu ñawal la lu rafet lu tot da ngay woo Cheikh donc c'est de 77 139 50 29 wala nga jël sama numéro 78 134 70 46 waaw yéen a Mamy Diop a ngi nii mais nag gis naa ne yamul ci lii kese rek yamul ci lii kese mu ngi ci ay yeneen yoo xam ne ku ñëw ci moom di nga xam mu ngi ci ay yeneen ay œuvres yoo ay produits doy waar yoo xam ne mu ngi koy exposé mu ngi koy jox askan bi te ku ko xam-xam ne Mindy Création dafa ñëw pour Sénégal dafa ñëw pour askan dafa ñëw pour dimbali askan bi di defar yoo xam ne nag macha allah man mii teg naa sa mbët waaw te nag yomb na ni mu ko waxee noonu la ñëw leen ci Mindy Création sama gars yi ñëw leen ci Mindy Création Mamy Diop borom Kër Mbaye Fall borom àdduna mooy toj ñëw leen léegi nag dañoo bëggoon nga présenté ñu œuvre yi benn par benn. d'accord waaw dañoo bëggoon ñëw nga commencé si modèle yi présenté ñu benn par benn.
donc loolu dama ciy sawar donc je vais vous présenter les modèles de Mimsi Création by Madame Niane. donc comme bii dañuy jël li nga xamante ne tissu de qualité lay doon donc mu nekk tissu bu rafet bu am qualité. ñu jël li nga xamante ne mooy broderie ñu daamine ko waaw broderie de 217 la moom lañ daamine ci kaw ba ci suuf te nag suñuy modèle nekk na modèle yu rare parce que ñoo koy inspiré suñu bopp. bàyyiwuñ dara ñun dañuy ñëw prêt à porter dañuy ñëw lépp waaw ñun bii boo xoolee getzner la ñu travaillé ko waaw mu am garniture am na jour c'est-à-dire que booy ñëw da ngay oser waaw da ngay oser ci couleur oser ci création di def lu rare loo xamante ne peut-être ku ko gis dina xam ne lii dafa nekk matière bu ñu inspiré waaw man j'aime bien les choses rares yoo xamante ne boo ko gisee rek da ngay xam ne lii dañ ko inspiré du liggéeyu benn fan da ngay xam ne lii xel la ko nas voilà donc getzner la dañ ko travail ba mu fees ñu dugal suñuy finition parce que métier bon en fait liggéey dafa war a am finition ci ñëw dafa am importance léegi bii macha allah. waaw xam nga bii moom dama koy génnee rek nag génne ma ko. waaw bii mooy modèle bi maa ngi ko tuddee Néné Diop madame Lo. Néné Diop moom Néné Diop yaa moom lay jëlal. Néné Diop madame Diop jëlal lii c'est fa madame Lo. waaw Néné Diop. macha allah. waaw léegi modèle bi. modèle Néné Diop madame Lo la. moom laa ko tuddee sama mag sama maman sama lépp. macha allah waaw modèle bi xew na. te rafet na. pour toutes sortes de cérémonies. à savoir les mariages. les baptêmes. donc mën na dem fépp et puis c'est la classe. yére ça ne veut pas dire que yére bu amul càmbar rek mënul dem fenn yére mën na simple rafet te mën a dem fu nekk. donc nag bii mooy bosu Néné madame Lo. Néné jëlal maa la jox loolu moom bari doole. Néné jëlal. ji ñëwaat fi. moom bokk na ci sama fournisseurs yi ñoom bu sa prestige maa ngi leen di nuyu de passage. maa ngi nuyu bépp commerçant bu may jaay tissu di leen nuyu ñoom ñëpp. parce que sans ñoom duñu dem. ndax ñooy indi seen tissu yi raar duñu ko jox ñi ciy ñëw lu rafet. waaw rafet na macha allah ñu ñëw ko tunique rek. ma tuddee ko nag Daba Niane borom naa yu. Daba Niane jëlal yaa moom Daba Niane. tey dañ ma koy jox mu yóbbu soxna si. lii booy xool donc modèle bi maa ngi ko tuddee Cheikh Niang. Cheikh Niang maram ñaa lay doon. Cheikh Niang parce que waaw. moo ko inspiré. parce que moom sama tailleur la. dama koy bàyyi des fois muy inspiré. donc bu nekk nag xale bu am jom. bu bëgg liggéey yaru. xam nga amul tamit ci lu muy def. ndax tey sans ñoom man duma dem. donc ñoom tamit ñooy les premiers pions. dañuy def prêt à porter gis nga moo créé lii bii moom modèle am la moo ko inspiré moo ko créé donc Cheikh Niang rek laa ko tuddee. Cheikh Niang monsieur Niang nag moom laa tuddee atelier bi. loolu naay fa. naka loolu naay fa. waaye yi moom xam naa ne waaw. yii yëpp ce sont des prêt à porter parce que chaque mois donc damay créer une nouvelle collection de Mimsi Création chaque mois je crée des nouvelles collections yoo xamante ne des fois mun na nekk brodé getzner wala des prêt à porter waaw comme lii boo ko xoolee sama collection bi da ngay xam ne lii prêt à porter la ñun ci lu nekk la ñuy inspiré bàyyiwuñu dara en fait waaw dañoo spécialisé wu ci tenue yëpp ñun lépp la ñuy def juste pour bégal samay clientes waaw waa Europe États-Unis partout samay clientes yi yëpp. waaw Mimsi Création moom yi nga fi wane yëpp macha allah bu ci nekk jaar na yoon bu ci nekk macha allah la ñu wax sax mais dama bëggoon a xam yenn tenue yi nga ma wan ndax mën a dem ay soirée ay cérémonie yooyu bu ci nekk maam yii nga ñu mujjee wan sax laay wax waaye yii moom dafa spécialiste ba ëpp dama bëggoon a xam ndax yii mën na dem ci mariage wala ngénte wala daal dëgtal ñu loolu. waaw samay tenue mun na dem fépp parce que tenue mun na simple ba pare am classe vous voyez mun na simple ba pare am classe nga mun ko sol fépp parce que boo xoolee tenue bi peut-être jaaxal na la prêt à porter la mais prêt à porter dina rafet boo xamante ne dina mun dem baptême mariage toutes sortes de cérémonie boo ne cérémonie bu mu mënti doon rek mun na fa dem waaw parce que day raar day ànd ak élégance
ah sama gars yi yéen a ko gisandoo yéen a ci Boss TV Sénégal abonné leen tapé Boss TV Sénégal daal di seetaan multicréation Mina la ñu wax Mamy Diop la wax gars yi ñëw leen fii affaire yi koy fii léegi nag des na boo nee multicréation dafa undu ay saak dal parce que li jëm ci habillé li jëm ci di habillé jigéen luy taaral jigéen luy rafetal jigéen di ko demee saak seen sa set lépp loolu damaa xamul dama bëggoon laaj loolu création boobu yooyu yëpp nga boole leen lu tax nga jël loolu jël ko. waaw boo nee sañse il faut que boo solee yére bu rafet la koy complété mooy dàll bu rafet. la koy complété mooy nga téye sac bu rafet. donc mënuma def stylisme sans boole ci samay accessoires. ndax damay bëgg cliente bu ñëw ma habillé la ci tenue nga chic nga def sa pochette bu rafet def sa dàll bu rafet. voilà donc man affaire u sañse daf ma neex bon daf ma neex. ah kon Sénégal yéen a ko gisandoo ñëw leen ci multicréation Mamy Diop dàll yaa ngi nii saag yaa ngi nii. yére yaa ngi nii sañse waaw sañse la ñu wax te bu ñu nee sañse ci jigéen sax lañ ci gën a taamu rawatina yu baax yi muy def nii gars yi tàpp leen ci Boss TV Sénégal abonné leen Boss TV Sénégal. maam daanaka émission bi ñu koy waaj jeexal dañoo bëggoon nga dégtal ñu doy wax maam sa client yi ñi nga xam ne ñoo ñëw ci yow tout le temps bu ñu amee mariage muy xew muy ngénte ñoo ñëw ci yow mais événement bu munti am ñoo ñëw ci yow nga defalal leen nga solal leen ba mu baax dañoo bëggoon daal nga sant leen gërëm leen wax ak ñoom wax ak sénégalais. waaw di sant samay client donc di sant waa Sénégal waa Europe États-Unis bàyyiwuma kenn donc bu fekkee ne wax bi am na erreur aussi maa ngi jégalu parce que la communication n'est pas toujours facile communiquer yombul donc jàppal ne émission bi képp ku koy seetaan rek yaa ngi ci biir sama client di leen jaajëfal ñoom ñëpp ndax sans ñoom man dama dem tey bu may egsee fii ñoom ñoo tax bu ma ubbi woon tey atelier kenn ñëwul kon finalement damay mujjee tëj bu ma egsee fii rek donc ñoom ñoo tax di nuyu ñëpp donc dama lim benn tur ndax ku lim jum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu di sargal waa Sénégal Boss TV ndax yéen a ngi jàppale les jeunes talents yéen a ngi jàppale secteur yëpp bàyyiwu leen fenn seen liggéey rafet na di leen ñaanal seen liggéey gën a jëm ca kanam li ngeen bëgg yéen ko xam yal na leen ko yàlla defal seen lépp yokk merci beaucoup à vous et que je vous souhaite un bon succès et une très bonne journée kontaan naa trop ci seen teewaay fii ci sama boutique. sama gars yi sa Boss TV tàppale leen Boss TV daal di abonné sama gars yi ñu ngi ñëw ci yeneen rubrique merci.